benn waxtu ci Télé Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës procès bu Khalifa Babacar Sall ñu daal di ko ubbi ñu tey ci fii ci Ndakaaru waaye dàq ko ba ñetti fan ci weeru janvier atum 2018 ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay avocat am jàpp ne dañoo violer seen i droit ndax procureur jotu leen a avertir ne seen i client dañu koy atte ba tax na ci loolee ñu jàpp ne respecté wuñu article 174 bu code de procédure pénale Maître El Hadji Diouf moo ni waxee jàpp ne li xew tey sax ñoom mën nañu koo jàppee ndam avocat yu nguur gi ñoom jàpp ni mbir yi daanaka lépp jaar yoon ñu teg ci it ne parparloo amul ci dossier Khalifa Sall bi te audience spéciale bi nga xamante ne ci la ñu koy àttee ñetti fan ci weeru janvier doon na loo xamante ne moom moo gën ci mbir moomulee ca palais de justice ni ngeen ko gisee ci image yi mbooloo mu takku teewoon fa tey jii ci suba ay jege ñaale Khalifa Sall ay mbokkam ak xaritam waaye itam way politique yi ña nga fa woon rawatina ñi féete ci kujje gi ak ay député ñoom it teew nañu foofule ñëwoon rek fekkee si ubbite procès wu Khalifa Babacar Sall boobule dinañ ci am gan professeur Ousseynou Samba lay doon nekk professeur de droit pénal fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu nar a waxtaanee procès bu Khalifa Sall ci wàllu politique ba tey Maïmouna Bousso bokk ci parti démocratique sénégalais moom démb fanaanut ca këram nga nekk ca Ngor ndax dañ ko fa daal di génne kër ga sax ñu daal di koy toj loole nag mu joxoñ ci baraamu tuuma waa Descos waaye itam way politique yi ndax jàpp nañ ni mbir mi daal wàllu politique da ko lal mu tuddee ko sax acharnement jëmale ko ci moom boppam moom Maïmouna Bousso dinañ ci dikk ci xibaar yi dinañ dem itam ba ca Kayar foofee daanaka gis fa jën du lu yomb jën moom amu fa keesu yaboy bi ñu ngi koy weccee ko juróom-ñetti junni ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nappkat yi jàpp ni li leen gën a sonal jamono ji di xeetu gaz yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser ci géej gi ngir rek wër pétrole ñu ne lu leen gàllankoor la bu baax a baax ba tax na jamono ji seen i mbir ñu ne doxatul dara li ci yéene kaay mooy ndar képp yi li xibaar laata loolu bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yaatal yi lépp. jangeen jëf ci ànd beek télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi ni ñu ko junjee doore kook lu soxal procès wu Khalifa Babacar Sall ñu daal di koy ubbi ni ki tey fii ci Ndakaaru waaye ajandiko ba ñetti fan ci weeru janvier ay avocat am nag jàpp ne procureur moo defutoon li ko war di wax leen ca ba muy teel ne seen client dañu koy atte loolee waral ñu sàkku ñu daal di dàq procès bi ñu nangul leen ko leneen li nga xamante ni itam teg nañ ko ci moo di ne dañoo respecté wul article 174 bu code de procédure pénale moom Maître El Hadji Diouf moom moo ko xamle di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi ak Alassane Ba avocat yi nga xamante ne ñoom ñoo fa teewloon nguur gi li ñu jàpp moo di ne procédure bi ba fii ñu yegg si nii daanaka lépp moo jaar yoon amu ci dara loo xamante ne nuru na parparloo te itam li ñu ci bëgg moo di fexe ñu àtte ko ci ab audience spéciale moom kese ñu àttu ko bis boobu ci benn saal jàpp nañ ni moom moo gën ci mbir moomule dinañ ci ànd ak Alassane Ba ci biir xibaar yi ca palais de justice ni ma ko waxee woon mbooloo mu takku teewoon fa tey jii ci suba ñëwoon rek jàppale si ki nga xamante ne moom moo di maire bu Dakar di ay jegeñaale Khalifa Sall kenn ci ñoom di Bamba Fall ne mbir yi ku ko xool bi mu commencé léegi jàpp ne wàllu politique daal moo ne ci ginnaaw waaye itam Hélène Tine moom it teewoon na fa jàpp ne am na lu bëri loo xamante ne waxuñu ko ci mbir moomulee dañ leen di teewlu ak ki nga xamante ne moom moo di Aminata Mbaré Sow. Khalifa Sall tey newuñu woon tribunal seeraas la ñu nekkoon abattoir la ñu nekkoon. Khalifa Sall daa servir Sénégal servir Dakar bañ def ko président maire yi nga xam ni ñoo ne ci Afrique yëpp kon boog tey ñëpp xam nañ ni du procès sàcc ndax bu doon procès sàcc liñ ko jiiñ 1 milliard 800 joxe nañu valeur 2 milliards ñu duñ ko laal tey boo jëloon banque mondiale yëpp ak BCEAO jox leen tamit duñu ko jël ndax soxlawuñu xaalis Khalifa la ñu soxla. donc def nañu tout pour organiser procès bi pour tout simplement fexe ba Khalifa Sall ñu daal di koy tëj.
fexe ba Khalifa Sall ñu daal di koy empêcher mu nekk candidat. mbirum caisse d'avance bi nekk na loo xam ne nekk na lu doy waar may fàttali waa Sénégal ne Macky Sall mii tey joxe rapport IGE boobu nekkoon na fi ministre de l'intérieur chargé des collectivités locales ca jamono jooju maire Dakar bi mu ngi yoroon caisse d'avance boobu mosu cee wax nekkoon na fi premier ministre caisse d'avance boobu mu nga fa mosu caa wax. toog na ba tey ñun bëgg nañ lépp leer ñun dañoo bëgg sénégalais bu ñu teg dërëm sa loxo nga liggéey ko ba mu dem ci askan bi waaye nag bu ñu xajji ak seen kumba am ndey kumba amul ndey dafa doy waar. Sénégal na nga am jom Khalifa mi deful kenn dara ana maire de Ndioum ana monsieur Anne maire de Ndioum alors ana ki nga xam ne moom mooy diriger l'office des postes monsieur Dia mais léegi nii ana Aliou Sall rakku Macky ndey ak baay kon liñ fi war a wax ci dëkk bi du Khalifa mi. ñii mënuñu toog di duubal ay milliards ñeneen ñi ñu leen di jiiñ loo xam ne dañ ko fa fekk ca jamonoy maam ya ba léegi ñuy wax Macky Sall ne ñu ngi décembre jamonoy Noël xam ngeen Hérode mooy buur ba newoon foofa ca jamono jooju nga xam ne ca la Jésus juddu ba mu déggee ne am na xale bu juddu mu ne nañ ko liquider nañu rey xale yu góor ya ca gox ba yëpp ndax bëggul kenn ku ko wuutu yàlla wone na ne pexe suñu borom benn doomu aadama mënu ko dégg. xeex bi ñaari wàll la benn bi mooy au plan juridique ak judiciaire suñuy avocat ak ñi nekk ci kaso bi nañ waxtaan ñoom seen biir xool nu ñuy doxalee seen liggéey ñun aussi gis ngeen tey niñ taxawee ñun politiciens yi militants yi sympathisants yi am de jàmm yi mbokk yi ñëpp tey génn nañ taxaw te ëllëg aussi le 3 dañu koy commencé tey lañ koy commencé jëmale ko le 3 kenn du dem fenn kenn du tukki kenn du Noël kenn du 31 décembre le 3 au tribunal à 8 heures. ci palais de justice ba ñu dàq procès bi ba ñetti fan ci weeru janvier Maître El Hadji Diouf moom jàpp na ni loolee ndam la ba noppi ndax juge bi dafa daal di xamle ne procureur ci boppam moo waroon a yëgal ay avocats yu Khalifa Sall ne dañuy àtte seen i client deful li ni mel mu ne loolee dañoo respecté wul rek article 174 bu code de procédure pénale ba tax na ñu daal di dàq boobule procès moom Maître El Hadji Diouf ñaawlu ko bu baax a baax waaye jàpp ne lii moom wane na ne ñoom ci seen biir sax xamuñu nu ñu war a doxalee dañu koy teewlu ak Alassane Ba. avocat Khalifa yi dañ ko won ni ko président yëndul article 174 mooy article téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent bu code de procédure pénale bi nga xam ne mooy wone atte ni mi jaaree Sénégal ndax buñ bindee loo xam ne du chinois du hollandais du portugais français langue officielle du Sénégal lañ ko bindee mais tant que avocat ki ñu war a atte jotul këyit bu wane ne dañoo atte clientam atte mënul am moo tax juge bi ne ko damay renvoyer d'office ba procureur def li waroon def te defu ko procureur dafa jalgati yoon foofu te comme jalgati na yoon maa ngi koy ñaan mu topp yoon na ñëwaat ci yoon mooy nga yëgal avocat yi ne bis sàngam la ñuy atte Khalifa tant que defoo ko rek man mënu ma tax jéem a wax ci biir Khalifa yoon mayuma ma atte Khalifa moo tax tey mooy ndam lu rëy bu njëkk bu Khalifa Ababacar am ci ay noonam ci ñu ko bëgg a mbugal. député non inscrit yi ñoom it ña nga woon ca palais de justice ñëw jàppale seen natango Khalifa Sall ñoom nag li ñu jàpp moo di ne Khalifa Sall ku ko gis xam ne xel mu dal moom la amee li ñu koy toppee defuñu ko amu ci dara loo xamante ne def na ko ci naka sudul noonu ba tax na ñoom it taxaw nañu temm ngir rek jàppale ko ci mbir yi ba mu jeex dañ ci ànd ak Alassane Ba Pape Sangone Mbaye. tey jafe na torop fii ci palais de justice jafe sax ngir def interview ci kanamu palais bi police jàpp ne ngir mesure de sécurité la faaw nag ñu déplacer député yi ngir mën a am ak ñoom ab interview ñoom ñi la ñëw andi njàppanal seen collègue Khalifa Sall. li ñu fi indi tey jii mooy gis ngeen yéen ñëpp Sénégal yëpp ni depuis début affaire Khalifa Sall amul benn yoon boo xamee ni rek procédure bi régulière na ci biir assemblée nationale jaay nañ ko fa doole wëlbati constitution bi dëggaate li nga xam ne mooy règlement intérieur assemblée nationale ba tey jii mu ñëw fii ni mu ñëw
woon ni deful waxul noonu la ñu ñëwee tey jii ànd ak li nga xamee ne mooy mandarga gi que Sénégalais yi jox parce que jusqu'à preuve du contraire Khalifa Sall député la investi de la confiance des citoyens loolu moo tax ñu ñëw taxaw kii tey fësal jàppale gi ñu koy jàppale fësal aussi ànd gi ñu ànd ak état de droit ànd gi ñu ànd ak justice ànd gi ñu ànd ak bëggum réew mi nekk ci jàmm nit ñi yem. Maître Madické Niang jot na sax jox loxo kii di Khalifa Sall ñoom ñëpp jàpp nañ ne ki ñu gis xelam dafa dal. Khalifa xam ngeen yéen ñëpp xam ngeen ni kilifa la doomu jullit la citoyen la te ku gëm boppam la te wér na que ni ci ay tappale rek lañ ko indee fii wér na que aussi ci jaay doole lañ ko indi mais nag fen lu mu teel xëy dëgg gu biddanti dina ko raw loolu moo tax il faut que mu taxawal boppam mais taxawal Sénégal taxawal fulla ak fayda taxawal ngor ak jub taxawal li nga xamee ne mooy tax Sénégal di fier parce que li am solo ba am solo mooy dañoo war a xam ni réew mi ñun ñëpp ñoo ci yem képp te bu ñu nee yem képp surtout ci bërëbu àtte yi lañ ko gën a soxla te mënuñoo jël kilifa gu toll na Khalifa bëgg a jaar ci moom yàq réew mi foog mu taxawal sénégalais yi foog mu wan leen ni am na yéene am na pas-pas te dëgër na te déjà ne ñu ko gis yëpp il est en pleine forme. ci salle 3 bu palais de justice la audience bi amee tey ci suba ñu dax ko nag ba ñetti fan ci weeru juillet ginnaaw biñ ko daxee ba noppi Khalifa Sall jóg tàllal loxo ay jegeñaaleem reetaan sax la ci tekk won leen gannaaw dox ndànk génn salle bi. Alassane Ba ci ubbite procès boobule mbooloo mu takku ni ma ko waxee ma nga woon ca palais de justice ay jegeñaale Khalifa Babacar Sall ñëw ngir rek indi seen i njàppandal waaye itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi moo xam ñi ne fii ci biti ñi fii ci réew mi ak ña bàyyeekoo ca biti réew ñoom ñëpp ñëw nañu topp mbirub maire bu Ndakaaru bile waaye itam police ñoom it seen teewaay amoon na fa solo ndax lim bu takku lañu fa gis tey ji ci suba. bi ñu war a ubbee procès kii di Khalifa Sall di maire bu Ndakaaru palais de justice bu Ndakaaru nii lee la bindeewoo. mbooloo mu takku war bërëb bi nga xam ni fii la ñu war a jugé Khalifa Sall mbooloo mu takku moomulee ay jigéen ak i góor ñoom ñëpp dañoo ran ñëpp nag bëgg dugg ci biir salle 3 foofee nga xam ni foofu la ñu waraloon amee procès bile. ci seen kanam force de l'ordre yu takku ay policiers yéeg ci seen camionnette di surveiller ñenn ñi nga xam ni dañoo bëgg a def naka sudul noonu ci mujjantal ga dara xewul ca palais de justice waaye mbooloo mu takku teewoon na fa. sécurité bi tamit matoon na sëkk ci fépp foo bëgg a génn ngir dem ci palais de justice fekk fa ay policiers ak ay barrières lañ fa érigé même yeneen sénégalais yi nga xam ni dañuy ñëwoon palais de justice ngir yeneen i soxla jafe woon na loolu ci ñoom ngir ñu accéder ci biir tribunal bi le jaajëfal ko moom Aminata Mbaré Sow ni ñu ko waxee woon ci bopp xibaar yi am nañu gan professeur Ousseynou Samba di professeur de droit pénal ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur maa ngi lay nuyu. Fatima maa ngi lay fay. procès bu Khalifa Sall ñu daal di koy ubbi tey waaye dàq ko ba ñetti fan ci weeru janvier ndax mbir la bu ñu mënoon a xaar. waaw mbir la bu ñu mënoon a xaar pour ñaari raison bu njëkk bi mooy. bu procureur enrôlé bu juge d'instruction bi terminé instruction ba ne mbir mi war nañ ko mën a àtte ndax kii li ñu koy toppee njort naa ne am na lu mu ci laale su boobaa day def ordonnance transmettre ko procureur de la République procureur mooy enrôlé pour jël date yoon dafa ne ko à partir de période boobu noonu am nga 2 mois pour jàpp date informer sa client du moins ki ñuy topp ak ay avocat ban tribunal lañ koy àttee ak ban salle d'audience lañ koy àttee pour ñoom aussi ñu mën a préparer wu pour ñëw. avocat yi ñoom nee nañ kenn yëgalu leen ko. looloo tax comme nag moom procureur dafu ko. loolu procédure bu substantielle la nit ki mënoo koo àtte te yëgaloo kañ koy àtte. au moins dina war a mën a préparer avocat yi bu ñu tukkoon kenn bu ñu tukkoon ku koy layool. parce que avocat du ci mbedd lay jàngee. kon est-ce que newul ni comme nu ñu koy waxee kon mbir yi par parloo da cee am boo soo ko xoolee quelque part xaw na am par parloo te xaw na am tuuti nasaxal xam nga boo jëlee ku mel ni Khalifa Sall nga bëgg ko jàppee comme un citoyen ordinaire dañu ko enrôler de manière ordinaire tey jii dañuy jël affaire Khalifa Sall affaire keneen boole ko du woon audience spéciale
xam nga audience spéciale yow dong lu ñuy jugé jël benn salle yow kese yow yaa koy moom. mais dañ ko enrôler comme ni ñu enrôler yëpp tey bu fa demoon di nga fekk koo xam ne dañ koy topp ndax dafa sàcc. di nga fekk xam nañ koy topp ndax dafa dóor di nga fekk xam nañ koy topp ndax dafa violé mais nga jël Khalifa Sall même bu dee Sénégalais ordinaire mais maire Dakar la ensuite député la parce que yow mi demande lu ñuy lever immunité parlementaire am procureur nangu nga ne moom député la donc ki ñuy àtte député la maire Dakar la donc citoyen ordinaire bi du ma ko nangu moo tax boo koy àtte war nga mën a jël bés spécial boo xam ne mu nga koy consacré mais nga jël ko boole ko ci enrôlement normal mu nekk procès bu ordinaire loolu dafa xaw a tey xel yi. ensuite nga war a mën a mu wóor la ne yoon dala koy imposer. ne la ki ngay àtte da nga ko war a yëgal kañ nga koy àtte bu fekkee dafa am ay avocat nga yëgal avocat kañ nga koy àtte nga enrôler jàpp date yëgaloo leen ko ba jour procès ba ñu rendre compte que ne dafoo ko am na tuuti. kon loolu mooy li Me El Hadji Diouf wax respecté wuñu article 164 parce que droit de la défense mooy commencer nga may nit ki. mu préparé wu yow mi koy topp da nga pare parce que yaay tànn jour bi la neex ne jour bi laa bëgg ñu àtte ko ci délai wu ñaari weer yi jour bi laa bëgg ñu àtte ko te fii laa bëgg ñu àtte ko soo ko waxee c'est parce que pare nga mais ki ngay jàkkaarloo aussi may ko mu pare droit de la défense mooy respecter àq ak yelleefu waa ji ba nga xam ne yow mi koy attaqué. ni nga pare moom noonu lay pare mais bu fekkee da nga ko bett wala bu fekkee yëgaloo ko mais bu ñëwee ci audience ba na nga préparé wu ko. moo tax yoon nangu ko. mu mel ne ñàkk respecté ak yelleef boobu ñu ngi koy wax ci début procédure bi ba léegi. avocats yi ñoom yàgg nañu ko yuuxu moo xam bi ñu bëggee yóbbu caution bi. ak bi ñu fi bëggee déposer ab lettre. ngir ci wàllu procédure bi. ba tey ndax ni ordonnance de renvoi bi gaawee mbir yi. en tant que professeur de droit pénal yow ci dossier bi tàmbali bi ba fi ñu toll nii. noo ko jàngatee. waaw am na yu bëri yoo xam ne nii jàpp nañ ne jaarul yoon ci procédure bi tey boo jàppee le fait que ñu téye ko en détention ba pare di demander lever immunité parlementaire am. immunité parlementaire boo xamante ne bénéficié wu. non du bénéfice immunité parlementaire. maanaam boog jotul sax teew assemblée nationale la koy jox askan bi moo la koy jox askan bi jour bu mu la falee député la muur. ku la bëgg a jot da lay muri donc bu mu nekkee kaso. ba conseil constitutionnel proclamer résultat définitif ca la nekk député bés boobu lañ ko waroon bàyyi mu dem bu ñu ko bëggee tëjaat nañ dem assemblée nationale lever immunité parlementaire su boobaa nañ ko mën delluwaat kaso bi. kon lever bi am na lu ko jiitu. am na lu ko jiitu woon libéré ko ba pare soo koy topp na nga doog a mën a engagé procédure lever immunité parlementaire am boo koy tëjaat jàppaat nga jàppaat ko mais dès l'instant que assemblée nationale prononcé na lever du moins résultat définitif du moins baal ma conseil constitutionnel. annoncé na résultat définitif yi jour boobu la nekk député et jour boobu la ko malaan bi muur lépp loo war mën defati ci moom da nga ko war a arrêté ba ñu lever immunité parlementaire y compris détention ba mu nekkoon. dañ ko waroon a bàyyi bu ñuy lever immunité bu ñu koy jàppaat ñu jàppaat ko yoon maye na ko. ki nga bàyyi li may liberté provisoire heure boo yaakaar ne war nga ko mën a indiwaat denc ko dencum ndëgëndiku yoon maye na la ko nga justifier pourquoi nga koy def. donc loolu yoon mayoon na leen ko ñu doog a mën a lever immunité parlementaire bu ñu ko lever nag maintenant bu ñu koy topp ko mais mënoo ne mun naa ko tëj détention provisoire sans lever immunité mais mënuma ko àtte te lever mu immunité amul sens. parce que yoon dafa ne mënoo ko jàpp mënoo ko tëj mënoo ko àtte. ñett yooyu la boole constitution article 61. mënoo ko arrêté mënoo ko tëj mënoo ko jugé mais yow jàpp nga ne arrêté nga ko tëj nga ko mais mënoo ko jugé te lever immunité parlementaire am. yooyu moom vraiment ay lu waroon a mën a ñàkk la quoi. mu mel ne ay avocat am tey li ñu bëggoon am nañ ko. moo di wax ne procureur li ko waroon defu ko. donc ñu renvoyé procès bi ba 3 janvier. audience spéciale bi itam am nañu ko moom la ñu koy defal. bu 3 janvier jotee incha allah waaye kenn ci avocat mu mel ne boo moytul moom du continuer ci dossier bi muy maître El Hadji Diouf. waaw xam nga yoon dafa ne bu fekkee da ngay nekk fonctionnaire ci état wala nga mës a nekk fonctionnaire ci état wala nga mës a liggéey ci nguur mënatoo layool koo xam dafa jot ak état xam nga bu fekkee da ngay liggéey ak état am na information yoo xam ne di nga ko jot. li ñuy bañ mooy li nga xam ba nga nekkee ci nguur te nguur taxoon nga xam ko nga utiliser ko contre nguur bis boo génnee ci nguur gi moo tax ñu ne bu fekkee ne yaa ngi nekk fonctionnaire El Hadji Diouf nekkoon na député. par conséquent dal na fi ñoom kii yu bari. ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom maître Madické Niang procès boo xam ne dañu leen wax ne nañu récuser wu parce que mënuñu woon nekk d'ancien député d'ancien ministre ba pare bëgg dans un procès boo xam ne état la contre nit ñuy défendre nit ki contre état donc loolu yoon moo ko mayewul parce que dañuy bañ li nga xam ne xam nga ko ci état ba nga nekk ci biir état ci biir procès ba nga utiliser ko contre état bi
moo tax du ñu nangu ku mës a nekk fonctionnaire wala ku nekk fonctionnaire di layool koo xam dafa joteeg état. kon moom boo moyul moom Me El Hadji Diouf du bokkati ci procès boobu li ci pôle ko demandé mu récuser wu wala procureur du moins juge bi dina ko ci dindi. procès bi ñetti fan la ci weeru janvier sa xam-xam màcc ci wàllu droit pénal lan nga jàpp ni moo war a doon suite bi ak taxawaayu ay avocat wu Khalifa Sall. waaw xam nga taxawaayu avocat bu ñu xasee ba romb instruction romb poursuite dañuy ñëw ci phase jugement àttekat bi moom li muy xool mooy firnde ñi ne Khalifa Sall dafa luubal 2 milliards wala lu ko topp lu ko jege. 1 milliard 800 dañuy indi firnde yu wane ne effectivement dafa luubal ñi nga xam ne ñoom ñoo koy layool di wane ne luubalul dara indi ay firnde yu wane ne luubalul dara parce que bu ñu nekkee ci kanamu tribunal bi preuve kese la. àttekat bi quel que soit alpha njaaxaanay la war a tëddee. amul fu muy far moom koo ko convaincre la xool. est-ce que avocat Khalifa Sall ñoo koy convaincre ne li ñu koy defu ci dara. wala est-ce que procureur moo koy convaincre li ñu koy def na ko wala est-ce que avocat wu état bi parce que état bi dafa constituer partie civile est-ce que avocat wu partie civile ñoom ñooy wane ne kat Khalifa Sall def na loo xam ne porté na préjudice état du Sénégal. et par conséquent dañuy demander mu fay ay dommages et intérêts su boobaa nag léegi àttekat bi moom rôle am mooy déglu leen xool kan moo ko convaincre. kon ñuy wax ne Khalifa Sall war naa mën a indi liste par exemple nit yi mës a bénéficier wu ci caisse d'avance boobu war na ko mën a def. preuve bu mu mën a indi parce que en matière pénale comme ni ñu koy waxee la preuve est libre lépp loo mën a indi muy firnde. pour wane ne li ñu lay def li ñu lay jiiñ dafoo ko yoon may na la nga indi ko. toutes les preuves imaginables comme on dit. L'important mooy preuve bi nga indi rek na convaincre juge bi que ne li ñu lay jiñ dafoo ko donc lépp lu mu mën a am pour seetal deram jour procès bi bu ko indee teg ko bu fekkee ne juge bi convaincre na ko ne lii effectivement wane na Khalifa Sall li ñu koy jiñ dafu ko su boobaa amul choix. il est obligé mu prononcer relaxé. professeur ñu ngi dellu si ci yow léegi waaye des ci mbiru Khalifa Sall wax ci mbir mi bi mu tàmbaleek léegi bi ñu ko tegale ko moom Khalifa Sall yóbbu ko ci fële ca Rebeuss waaye itam doxalin bi nga xamante ne ay avocat am nañ ko déposé ay def li leen war ngir seen client am liberté provisoire wala jaar fépp foo xamante ne yoon mayoon na leen ko ngir seen client am liberté mu mel ne loole antuwul fu ñu mujjee ci caution bi ak ni mbir yi te jeexee ba ñu egg tey ci ab procès ñu jàpp ne parparloo da cee am dañ ci ñëwaat ci dossier boobule ak Alassane Ba. lépp tàmbali ci rapport bu inspection générale d'État ay njuñ njaaj yu ñu gis nag ci yorinu caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru diggante 2011 ak 2015 procureur de la République mi nga xamante ni mooy maître des poursuites bëgg ci lu ko leer Khalifa Sall mi nga xamante ni moo nekk en fonction depuis 2009 war a andi nag ay explication ci li ni mel mu di ab tàmbali procédure judiciaire ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février atub 2017 maire bu Ndakaaru ñu woolu ko fale ci dikk ay acteurs yu bokk ci langum politique beek jegeñaale Khalifa Sall def déplacement ñoom ñëpp nag ñuy wax ne acharnement la daanaka xeex wi ci wàllu politique tàmbali na juróom benni fan ci weeru mars Khalifa Sall ak i ñoñam amal ab conférence de presse ñu gis ne nag fausse facture wi ñuy wax ak yi ni mel lépp ay wax la rek li ñu bëgg mooy liquider ab adversaire politique ci atub 2019. mani ñi sooke lii ñiy wax ci lii ku bëgg na ñëw dem CREI. ci ndajeb bi ni mel sax ñu am si ab soutien de taille mu di njiitalu Moustarchidine yi ci conférence de presse boobule sax la kii di maire bu Ndakaaru daal di génne ay rongoñ. pour Serigne Moustapha Sy nag xel xalaatul ñuy tëj Khalifa Sall ci prison bu fekkente ne def nañu li ni mel ñoom ñaar la ñuy tëjandoo. buñ ko dee yóbbu kaso moom ñoo ànd. juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu convoqué ko beneen yoon ci dikk doyen des juges d'instruction Samba Sall jël décision ci guddi gi placé Khalifa Sall sous mandat de dépôt. dañ koo xalaat sanc ko wéeru ko ci mbirum politique. accusation yi procureur de la république nag teg ci ndodd Khalifa Sall moo di luubal alalu askan wi ay association malfaiteur faux ak usage de faux. Khalifa Sall tëdd guddeem bu njëkk ca Rebeuss moom ak i co-inculpés yi mu di tàmbali bataille judiciaire bu gudd ay ndaje yu bëri ñu amal ko nag ak juge d'instruction Khalifa Sall ak co-inculpés yi ab audition au fond ci wet gi nag avocat yu Khalifa Sall daal di déposer ay requêtes pour ñu bàyyi négandiku seeni client wante itam ñu annuler procédure bi weer yi di jàll ñuy gën a jege législative yu fanweeri fan ci weeru juillet mu di beneen tournant ci mbiru Khalifa Sall pour ministre mi yor wàllub yoon ba woon maître Sidiki Kaba
tant que condamné wuñu définitivement maire bu Ndakaaru mën nañ jàpp ne ba léegi mu ngi amee droit civique ak politique am ñu investir ko nag tête de liste bu coalition Manko Taxawu Sénégal comme que mu ngi ca prison ay avocat am déposé ay demande ngir mu génn wante li ni mel antuwul mu fas yéene battre campagne ci prison gi mu nekk fanweeri fan ci weerub juillet Khalifa Sall ñu tàbb ko mu doon député ay acteurs yu bëri nag di xaarandi ñu bàyyi ko ginnaaw bi nga xamante ni jàpp nañ ne am na immunité parlementaire wante dara Sidiki Kaba jàpp ne maire bi la ñu emprisonné wante du député bi. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté, retenez-le bien. ñii nga xamante ni ñoo sekk wàllum yoon nekk ci débat bi wante pour avocat yi ñoom fas yéene wu ñu bàyyi li ni mel jàll ay recours nag la ñu déposé ca cour suprême ca septembre cour suprême boobule sax daal di dàq recours bi nga xamante ni avocat yu maire bu Ndakaaru déposé woon dañ ko ngir fexe ba annuler procédure judiciaire bi mu di abrégé bi nga xamante ni daanaka wane na couleuru procès bi nga xamante ni ñu ngi koy fas yéene amal ci maire bu Ndakaaru ci octobre. parquet bi daal di saisir assemblée nationale ngir ñu yëkkati malaanu kirlaayu Khalifa Sall ñu gis ne ab coup de théâtre la ginnaaw bi nga xamante ni immunité parlementaire am daanaka procureur de la république ak doyen des juges d'instruction ak chambre d'accusation de la cour d'appel daanaka ñoom ñi lee bañaloon nañ ko assemblée nationale war a saytu li ni mel ab commission ad hoc la ñu teg wante maître Madické Niang ak Déthié Fall démissionné ndax jàpp nañ ne li ni mel du dëgg du yoon samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weerub novembre ci guddi gi ab jaxasoo ju métti ca assemblée nationale ginnaaw bi nga xamante ne Khalifa Sall commission ad hoc bi dégluwu ko comme ni ko bëggee règlement intérieur bu assemblée nationale majorité bi daal di adopté yëkkati malaanu kirlaayu seen collègue bi nekk ca kaso. droit bu gën a ndaw respecté lu ñu ko loolu dafa ñaaw. juróomi fan ci weerub décembre avocat yi déposé ab demande ngir libération sous caution ñaari fan après. ñu débouté leen juge d'instruction jël ordonnance de renvoi à un tribunal correctionnel mu mel ni kon Khalifa Sall dafay dem procédure bi bouclé guñ ko avocat yi di yuuxu ab scandale ñuy wax ne dañu violé ak yelleefu seeni client wante itam ñoom ñi le seen bopp dañ leen tooñ ci seen wàllu liggéey. dem na nag ba bañal ñun la nga xam ni yoon moo ñu ko jox ci kaw loo xam ni ñoo ko bokk ñu loolu nag du loo xam ni mën nañ koo nangu mën nañ koo dégg. ordre des avocats ñu daal di koy saisir ca jamono jooju sax ñu daal di fixé procès Khalifa Sall fukki fan ak ñeent ci weerub décembre mu mel ni kon mën nañ jàpp benn ni marathon judiciaire mooy tàmbali. procès boobu Alassane Ba tàmbali ni ki tey ñu daal di koy dàq ba ñetti fan ci weeru janvier di xibaar bi nga xamante ne moom moo tukkee tey ci mbirub Khalifa Sall professeur seetaan nañu élément bi récit bi dossier bi fi mu tàmbalee ba fu ñu yegg si tey ñu gis ne moom Khalifa Sall lu ko ay avocat am bëggaloon yëpp moo xam ci wàllu liberté provisoire waaye wala ñu annuler procédure bi wala bokk caution sax bi ñu mujjee yóbbu loole yëpp nangulu leen ko ndax yoon la. non du yoon parce que li yoon wax mooy. nit ki bu fekkee dañ koy toppee détournement de deniers publics mënuñu ko may liberté provisoire tant que liñ koy toppee cautionné wul lu ñu toll mais buñ ne cautionnement bi du xaalis valeur la valeur lu toll li ñu lay toppee. parce que pour preuve tey jii buñ la daanee état bi lan lay def gis nga bien yooyu mu dàq ni du ko nangu moom lay dem jëli ji jaay ko pour mën na fay ko li mu lay toppee. donc dès l'instant que yow waa ji ngay bañal kër gi mu joxe ak ay biens yi mu joxe ne cautionnement la te bu mu wóor na ni kii boo ko daanee biens yooyu ngay jëli pour jaay ko cela veut dire que mënoo nga koo nangu. valeur la ñu wax waxuñu xaalis. li ñu koy toppee bu indee valeur bu day noonu war nañ ko mën a baal mais war nañ ko mën a may liberté provisoire gis nañ ko fi kaaw ay dojong ñu bëri am nañu bénéfice nañu liberté provisoire te ay biens lañu loolu la ñu cautionné donc mënuñu comprendre nga koy toppee valeur 1,8 milliard mu indi valeur 2 milliards ngay doo ko may liberté provisoire xel mënul nangu loolu. kon su ma la déggee professeur day mel na comme ñi nga xamante ne dañuy wax ni kon mbir yi politique. da ko mais boo ko xoolee depuis le début dafa mel ni dafa am lu ko lal politique da ko lal. li ma la wax sànq rek nan nga mën a jëlee ku day ni maire Dakar député audience bu dugal ko audience ordinaire te mu wóor na tribunal dina fees dell ak nit alors que salle d'audience numéro 4 moo gën a rëy nga yóbbu ko salle d'audience numéro 3. ça veut dire que ne quelque part am na loo xam ni da nga ko ciy gis c'est-à-dire que li mu def. bëgg a tuutal nit ki la wala. bëgg a tuutal nit ki et puis précipitation bu xaw da cee xaw a bari. comme li ñuy wax ne kon dañ ko jàppee adversaire politique. non boo xoolee au fond loolu lay xaw a nuru gis nga procès bi mënoon naa nekk judiciaire début ba fin ndax rapport IGE moo génn na am na ay manquements am na ay luubal procureur topp ko de manière normale mais lépp li nekk ay àqam ak yelleef nañ ko may.
parce que du procureur moo ko topp parce que daf ko bëgg a topp daf ko topp ci kaw base un rapport boo xam ne inspection générale d'État moo ko établir wane ay manquements yu bëri ci ni Khalifa Sall doon doxalee maire Dakar procureur jàpp ne yooyu noonu détournement de deniers publics la usage de faux la écriture en faux mu topp ko. loolu yoon may na ko c'est du droit pur mais à partir de là na continuer def droit pur lépp li nga xam ne moom moo war nekk waru garu Khalifa Sall nañ ko nangul. mais bu ñu gisee ne lu mu laaj ñu bañ ko dañuy jàpp ne peut-être ki mu doon moo tax ñu koy bañal. soo gisee ñu jàpp dafa am benn relent politique looloo tax. mais procédure bi mënoon naa nekk judiciaire du début à la fin te politique du ci dugg. léegi ñu ngi jëm ci procès ñëw nañ sax ci procès bi yóbbu nañ ko ba ñetti fan ci weeru janvier ci ab audience bu spéciale léegi la ñu koy àttee. ñenn ñi njort déjà ne dinañ ko condamné. non loolu moom nit mënu ko xel mënul nangu loolu. parce que bu fekkee ne procureur dafa far parce que dañ koy jox ay ordre dafay hiérarchiser mu ngi dépendre ci ministre de la justice les juges sont indépendants loolu la ñu jàpp man loolu laay jàngale te loolu laa gëm. gëm naa ne bu ñu yeggee yëpp ci cappaandaw ba dëgg gi rek ay feeñ. gëmuma ne ña koy àtte. war nañ leen mën a influencer ba ñu joxe décision boo xam ne nii nekkul li war. bés bu ñu jàppee ne li ñu koy toppee dafa ki koy àtte justement di Maguette Diop bokkoon ci UMS. xam nga ko. xam naa ko bu baax. jàpp nga ni yëpp dina jaar yoon. sama camarade de promo la ñoo jàngandoo. sama xarit la parce que ñoo di liggéeyandoo ci commission réforme code pénal bi pendant presque 3 ans liggéey nañu ensemble jàpp naa ne ko am intégrité la te jàpp naa ne li mu gëm rek lay def parce que nag yoon loolu la ko sant. bu ñu layoo bu avocat Khalifa Sall indee seen i firnde teg def seen plaidoirie procureur ñëw daf réquisitoire am indi ay firndeem avocat wu état bi def seen plaidoirie indi seen firnde. ñu dañu xool ñoom seen aqulaayu taala parce que loolu la ñu leen sant intime conviction. bu ngeen dégloo ñëpp déglu témoin déglu parti yi seen aqulaayu taala xool leen ndax ki ngeen di topp li ñu koy jiiñ moo ko def wala defu ko. seen intime conviction donc la ñu leen atteloo. te gëm naa ne magistrat sénégalais yi nag wax dëgg yàlla. gàcce ngaalaama sur benn boor. gàcce ngaalaama ñu nit loolee la ñu ci bëgg ab àtte bu jaar yoon professeur ñu ñëwaat léegi ci yow dem ci mbirub Maïmouna Bousso bokk ci parti démocratique sénégalais kooke nag dañu ko génnee ci këram gi ne fii ci Yoff ay jafe-jafe mu am ko ci wàllu kër googe ci tabaxin ba ak fi mu nekk moom nag joxoon na ci baaraamu tuuma waa Descos waaye itam jàpp ni mbir yi daal politique da ko lal ndax dafa am ñoo xamante ni mel na ni dañu ko singale. dañ ci ànd ak Adia Talla Thierno Laurent Mendy. Maïmouna Bousso di doomu réew mi mbetteel bu rëy la am ci alarba bii këram bi mu tabaxal boppam lañ ko daal di ko fa jëlee yàqate ko mu ciy joxoñ Descos bi mu ne joxu ko benn sommation. li ma ci jaaxal nag mooy huissier dañoo ànd ak waa Descos foog naa ay gendarme lañu foog naa ni ñoom ba la ñuy jóg pour dem ànd ak huissier pour exécuter war nañu mun a yëgal. citoyen boobu ne ko ñun kat convoqué nañ la ndax bis nangam dañ la war a ñu exécuter wala boog am nga délai 2 fan wala 3 fan gendarmerie musuma o Descos musuñu ma o wax ma lu mel noonu musuñu ma jox benn kayit pour avertir ma ñun ñu ngi procédure dossier bu kéemaan la dossier buy wane faayu système judiciaire sénégalais la parce que pour wax la li ñun ñu ngi cour d'appel ñu ngi cour d'appel vidé guñu ko demaguñu cassation kon ku nekk cour d'appel am nga njort ni même luñ fa mën a àtte boo paree boo demee cassation di mën nañ ko firi wala leneen ak leneen mën cee am kon dossier boo xam ne mu ngi cour d'appel naka lañ ci mën a yàkkamtee toj ci kër jàmbur génnee ko ci yàq loo xamante ne kër gi ñoom estimé nañ ko ñoom ci seen bopp ñu ne leen 400 millions kër gi ñu dellu ginnaaw kon naka nga mën a jël kër goo xam ne mat na 400 millions nga jël ko yàq ko comme ça au profil du de l'intérêt national mais au profil d'un individu. ànd ak njaxare Maïmouna xamal nañ ne bi muy tabax ba muy dëkk amul fenn fu mu jalgatee yoon. dañu jënd sunu suuf ay lébu ñoo ñu ko jaay jënd nañ ko man dem naa fi ma war a dem naa cadastre jaar naa ci yoon yi ma war a jaar pour régulariser ko pour def ko ci yoon xëy na am nañu naïveté bu toll nu am na ñu wóolu woon ba kër gi egg fi mu egg te loolu yëpp matewul mais lu ci mënti am rek ñun ay doomu sénégalais lañu foog naa ni ñii ñuy xeexal tey Mamadou Moustapha Tall aw ma lu ko àdduna di jaral ak lu mu ci am
am toj kër gu toll nii am na kër goo xam ne état tax mu am ko am na alal ju dul jeex ci état la ko amee Omar Samb mu ngi dëkk ci këram yore ay këram kon tey ñëw yàq suñu kër toroxal ñu am gisuma lu mu leen mën a jëriñ. moom mi yàqule mu teg lépp rek si loxoy yàlla mu koy ñaan rek mu àtte ko ak dëkkandoo am yi nga xam ne dañu bëri doole ñu mu njort ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw mbir mi. yenn wul maanaam nit ki dëkk ci kër jàkkaarloog nit 2001 di ko seetaan moom mu jënd kër yow nga dëkk sa kër depuis 93 la fi Omar Samb dëkk moom moo njëkk dëkk ci koñ bi ma dëkk si kër gi 2002 di tabax ba eggal mu war a ñëw toj sama kër ndax am na ay justice bu ko may doole boobu justice bu ko may décision boobu loolu tamit dama ci attirer attention sénégalais yi. mat nañu ñeenti kër wala juróom mais sama bos dong lañ ci toj tey. takk der yu takku la ñu indi ci béréb bi lépp rek ngir génne kenn ku jigéen ci këram ki nga xamante ni nag nee na ñàqam la ko amee te kër gi ñu xayma woon ko li toll ci 400 millions. non ne touchez pas à mon téléphone non bàyyi leen bu leen laal sama téléphone. toi de filmer mais bàyyi leen sama téléphone lii sama téléphone la. jaajëfal ko Mamady Talla professeur Ousseynou Samba it dañu koy jaajëfal ci wuy si gi mu wuy si Télé Futurs Médias waxtaanee mbiru Khalifa Sall professeur. waaw Fatima ñu ngi lay nuyu di la remercier. comme ni ma koy waxee rek chaque fois bu ngeen ma soxlaa bu ko jot mayee. dinaa ñëw toog waxtaan ak si askan bi ñu xaw leen a gindi ci as tuut si ñu xam. ñu comprendre ni mbir yi demee pour ñu bañ a am. yenn jiixi jaaxaay yi war a mën a bañ a am yenn comportement yi parce que yenn yi parfois ñàkk a comprendre moo koy waral. mais nit ñi bu ñu leen di expliquer ñuy comprendre rek dal dina fa am lu bëri dina sotti jàmm incha allah. am na solo professeur Ousseynou Samba ñu koy jaajëfal bu baax a baax di professeur droit pénal ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañuy dem ca Kayar foofe nag jamono ji gis fa jën jafe na lool keesu yebo gi sax ñu ngi koy wecceekoo juróom-ñetti junni loole kat nappkat yi jàpp nañ ni metti na lool. ci ñoom waaye li leen ko tekk di liggéey gi nga xamante ne ñu ngi koy def ci géej gi ci wërub gaz ak pétrole ñu ne gàllankoor na leen bu baax a baax dañu fay fekki suñu ay nattangoo Cheikh Anta Diop say la tiir Kayar jamono yi gis fi jën lu jafe la ndéem nag port bi gën a mag loo xamante ni muy wàcc ci tonu jënde kenn xamul woon ni mu toll waaye nag nappkat yi fii nee nañ dañoo am njàqare ndaxte bi ñu déggee pétrole beeg gaz yi ba léegi am na ay borom xam-xam yoo xam ne ñu ngi ci biir géej gi di def ay sond mel na ni de loolee moom mooy dàq seen i jën. ku tudd pétrole fi mu toll nii Sénégal tudd Kayar mais dafa am impact bu rëy ba nga xamante ni am na ko ci dëkk bi mais am na ko tamit ci géej gi jën yi nga xamante ni ñoom ñoo doon migré ci di ñëw. jën yooyu duñ ay jën yoo xamante ni ay autochtone lañu ay allochtone lañu jënu noble lan léegi nag am na yenn bombe yoo nga xamante ne moom lañ ko doon testé mais bombe yooyu ay 6 nii la tudd bu dóoree ci exploration bi bu dóoree dafay dàq jën. lu jëm nag ci wàllu RSE entreprise bi nga xamante ne moom moo yor wàllu exploration bi nappkat yi nee nañ lu toll ci téeméeri million ak lu teg joxe nañ ko ci biir Kayar mu jëm ci wàllu mairie bi waaye de nee nañ ñoom gisuñu seen bopp ba léegi. donc ñun waa Kayar daal ñu ngi lancé état. président Macky Sall ak ñi nga xamante ne ñoo ko war parce que ñoom ñoo yilif réew mi nañuy xool baadoole yi d'abord. Cosmos Énergie ñoom ñoo defoon boobu ay patentes yoo xam ne dañ ko jox mu nekk 106 millions am na ci chiffres yoo xam ne ñu ngi ko jëmale ci sport lii jëm ci santé lii jëm ci éclairage public lii jëm ci assainissement. mais daal li ma bëgg a wax bu dee li jëm ci géej moo li ñoom gisaguñ seen bopp ci li jëm ci wàllu pétrole boo demee ba heure bii nii keesu yabee di jar ay 30 000 francs 40 000 francs nga xam ne Kayar amatul jën. campagne pêche bi nga xamante ne ci weeru décembre bii la doon ubbi jën yi dañ daan bari lool ren jii de daanaka jën bareegul fii ci Kayar. jaajëfal ko moom Cheikh Anta Diop yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi rédaction bi na fi teewaat 19h30 ak 20h ak yeneen i xibaar laata loolu ñu bàyyi leen ak programme bu Télé Futurs Médias di leen ñaanal kenn dalu jàmm di ko sàkk ci yéen.